asalaamaaleykum Sénégal sénégalais yi foo leen toll ci xarnu bi rek Khadim Gueye fekk na la fa nga nekk joxu la loxo xam ngeen lu ko waral temps biñ toll donc ñu joxante bii ba ci kanam rek waaw tey ñaan yàlla noonu mu wàññi ko Sénégal dëgg mu wàññi ko ci àdduna bi yépp tamit vraiment te niñ koy waxee toujours ñu bañ a naagu ndax deuxième vague bi kët mi ngi taxawalu ci Europe ak ci Amérique waaw semaine ba passé maa ngi leen di wax Italie bi ñu nekk jaaroon ci première vague bi bañ dem ba muy wàññeeku gis nga temps yi ma leen di wax fii bis bu nekk nombre de cas yi nombre de morts yi nombre ñi nga xam ne si ña nga ca thérapie intensive yi ak lépp mu nekkoon ay chiffres yu doy waar voilà ñu demoon ba yàlla dindi yooyu di ko wàññi di ko wàññi di ko wàññi di ko wàññi ba mu des tuuti ñu daal di commencé nag naagu waaw naagu boobu nag ci la état bi Italie Europe muy Paris non muy France di Espagne di Italie di Allemagne di Belgique gis ngeen lu muy demee voilà deuxième vague bi yeewu rek ñëwaat ñee defoon nañ la jeex na tàkk ñu ngi tàggook moom te booba vaccin génnagul dara génnagul ba fi ñuy wax ak yéen sax vaccin bi gaa ngi étudier mi ngi génn fii ñi ngi testé yi mais amaguñ vaccin bu officiel boo xam ne si danañu jëlal li nga xam ne si mooy coronavirus boobu teggale ñu ak ñoom wa ilaa kum dal sax nga xam ne buñ la ñàkkee lii wala ñu piquer la lii yàlla dina la ci dimbali voilà naagu boobu nag moom la ñii sàggane ba mu dalaat leen jëluñu seen préparation yi préparé wuñ ko xalaatuñ ko woon ne am na ñu doon wax mën na am wala du am voilà dafa del soit keroog maa ngi juum sax naan leen 30 cas par jour dama juum 30 000 laa bëggoon wax Italie bi ñu nekk chaque jour laa la wax bu yàlla sàkk moins de 30 000 yi du fi am 30 000 cas par jour démb lan lañ amoon 825 morts waaw lu mat ñaari semaine a ngi amuñu fu ñu wàcce 500 morts par jour 550 650 620 700 ba bërki démb ak démb mu ngi nekk 825 et passe morts waaw ak ñi nekk en thérapie intensive moo tax ñun ñu confiné wax naa leen Italie dañ ko diviser ci ñetti couleur waaw def ko bu jaune mooy ñi nga xam ne si cas yi demewuñ fa noonu bu orange bi nga xam ñoo ëpp ak rouge zone yi nga xam ne si dañ ko blindé waaw nee naa la ñun ñii bu ñuy liggéey da ngay am autorisation pour bu ñu la taxawalee ci yoon bi xam nga zone rouge yi nekkoon doo mën a génn territoire bi fii nga nekk nii commune bi nga dëkk foofu ngay nekk te foofay déplacé wu di liggéey ci côté yooyu da ngay am lu ñuy wax benn autocertification booy remplir sa ay date et tout lan moo tax ngay dem te ñoom ils peuvent aller vérifier ñu dem xool ndax dëgg la wala du dëgg te bu dul dëgg daañ la teg daan bi nga xam ne si dana jëm ci ay 400 euros bu 1000 euros ça dépend ci lañ fa bind ak lañ vérifier voilà donc Sénégal aussi di leen ñaax ginnaaw yàlla def na kaa yi wàññiku na fa bu baax a baax ca biir réew ma ak cas importé yi amoon grâce ak liggéey bi nga xam ne si état Sénégal liggéey nañ ko kuy jaar ci aéroport Diass bee xam nga lu tax waaw dañ la waxal ne la pour nga dugg ci réew ma il faut nga def test obligatoire fi nga jóge ci diaspora bi waaw muy TCPR boobu voilà muy bi nga xam ne ci bakkan bi lañ koy jële mooy bu wóor ba du ay test direct du dara bu wóor boo ko amul doo fa jàll loolu mi ngi fonctionner parce que cas importé yi ngeen doon dégg ñu koy jële fii di ko yóbbu Sénégal loolu dindi na ko waaw ndax état bi dana sanctionner même compagnie aérienne bi nga xam ne si moom moo la jële la Italie wala France wala fu la neex ci diaspora bi indi la Sénégal te amoo test boobu dañ la ciy dugalaat moom mooy fay billet bi delloo la ci réew ma te loolu bi ñu koy def ba léegi cas importé yi dafa naa ne déggatu leen ko ñuy dugg si biir Sénégal donc bu ñu demee ba Sénégal di am ay 10 cas par jour affaire yooyu bu mu tax ñu fàtte lii waaw bu tax ñu bàyyi loxo yi ñuy raxas ak yooyu ndaje yi bëgg a delluwaat lépp comme na meloon daaw wala daaw jéeg ci année yee ci ginnaaw loolu dafa teel voilà naagu baaxul waaw boo naagoo rek di nga def erreur yi ñi defoon te ñii nga xam ne si am nañ doole ji
gis nga nattu bi leen yàlla teg indil leen deuxième vague bi donc nañ fexe ba Sénégal nañuy góorgóorlu dugal ci seen loxo ñoom tamit bañ a jël lépp ne état bi la parce que ëllëg bu li leen ko Macky Sall waxe bërki demb Youssou Ndour waxaat na leen ko demb ci tey ji ci moom laay ñëw nii xam nga ne leen bu ñëwee fii dana metti ci économie réew mi waaw gannaaw fii la seen économie mi ngi daan gis nga parce que tëj nañ li ma la waxoon ci zone yooyu restaurant yi tey jii ñi ne ci jaune yeeg orange bi dañ leen may ñu ubbi 5 heures du matin ba 18 heures dañu war a tëj par force ñi ngi naan sax Noël bii di ñëw ak fin d'année bi xam nga reer yooyu ñu doon organiser seen dîner yooyu ak affaire yu yëpp ñi nga xam daañ ko def wala luñ ko def ñi ngi bëgg a décider kër gu ne sa kër famille sax ñu bañ a may lu mat 6 personnes di fa daje. voilà dem bay contrôler kër yi laa la wax ndax kër gi lu mat lu ëpp juróom-benn nit waruñu fa daje pour seen reer yooyu gannaaw mënuñu leen ko aaye xam nga nag loolu metti na vraiment restaurant yi nga xam ñu ngi leen tëj baar yi tëj du n'importe quoi biñ ko estimer bërki démb nee nañ ils vont perdre 41 milliards d'euros waaw parce que li état bi mujj def fi mooy ñi yor restaurant yooyu baar yeeg affaire yooyu ñoo leen tëjloo par force bu ñu leen tëjloo nag am na daañ leen dédommager mais li ñu lay dédommager mënuñu la fay li nga xam ne ñàkk nga ko voilà parce que jàppal ne sur 100% ñoom bu ñu lay dédommager mën nañu la jox ba 60% yi mais les 40 là da nga koy perte xam nga loolu arrangé wu leen ñu bare nag boo waxee tey ñu naan 30 000 cas 35 000 cas 800 morts ñu naan est-ce que dëgg la wala du dëgg ñii ban intérêt lañ am ci bloquer seen économie bi tëj lépp waaw duñ may kenn mu circuler loolu lan moo ko fi jar. kenn dana jël sam réew di ko bañ di wut lu ko suuxal looloo tax Macky ne leen bien que première vague boobu nekk Sénégal metti wu fa boobu metti ñu ngi ciy jéem a wut nuñ ca génne bu ngeen sàgganee ba deuxième vague bu ñëw nag bu fi kenn génn naan président ak lii dugg na fee génne état bi lii état ba laa état bi mën na am lu muy def mais yéen itam il faut ngeen jàppale ko ci côté boobu ndax ki naan la sangul sa taar dong la soxla voilà donc tey ji loolu waroon dañ ko wax voilà. maa ngi dégg sax Youssou démb ci tey ci Youssou parce que déggu leen ma démb samedi bi waxuma ci politique génnuma defuma dara parce que boobu maa ngi doon suivre li nga xam ne si mooy fii tey boobu muy format boobu mu doon def sénégalais yi apprécier ko ci àdduna bi yépp voilà am nag waroon ko suivre bu baax pour analyse bi nga xam ne si war naa ko ci def tey sama gis-gis ci émission boobu ak yoo xam ne si dinañ ko gën a dinaa leen wax man nan laa ko dégg quoi voilà parce que message yi fa Youssou jaara dafa bari quoi j'aimerais beaucoup que ñu bare jàng ci ñu bare déglu ci ñu bare jële ci ay leçons voilà dégg naa Youssou même ci corona bi mu ngi laaj mbay mais Japon Chine ge tax dem nañ ba cas yi nekk zéro ci coronavirus bi lan moo ko waral bon sama ci li ma gëstu ak li nga xam ne si jóge na ci Chine googu ñëw Wuhan boobu bu ngeen di rappelé wu am na ay temps ci début ba Sénégal am na 13 sénégalais yu fa nekkoon gars yi naan Macky daf leen war a ëndeeg daf leen war a yóbboog lu tax lii naa nga discussion yu dul jeex li sénégalais yi bëgg wax ju bari rek te duñ def dara mooy que ñoom Wuhan boobu dañoo di fa deewoon ci nit ak ni feebar bi ñu fa laay woon ñu dem ba yóbbu ko cas zéro loolu nag liñ ci gëstu laa bëgg bu tottu ko Youssou voilà mooy que ne ñoom am na benn lu ñuy wax benn application la application lañ créé boo xam ne si am na sax fii actuellement mais fii respecté wuñ ko parce que Chine xam ngeen ne moom genre dictature la da ngay def liñ la wax sinon yaa ngi ci kaso ba ñoom duñ maye dara voilà ay discussion sax du ci am waxante du ci am nga def ko sinon ñoom ñu jël seen ay mesures application yi am nañ ci bu mel noonu fii bu ñuy wax Imuni mun nga dem sama smartphone boo tapé sur Google Play Store sax boo demee nga tapé Imuni ñaari MUNI Europe yëpp la am mais dañ ko sàggane application pour mu mën a fonctionner pour mën a ñëw ci lu tax Chine mu fay fonctionner fii da nga ko war a jël nga télécharger ko ci sa smartphone boo ko télécharger booy génn di dox ci biir dëkk bi télécharger nga ko ma télécharger ko waaye ay millions télécharger ko léegi bu ñu dajee ci mbedd mi application boobu dana man bu dee dama ko yor wala ma amee symptômes yi yow bu ma la rombee bu ma la jegee rek
daf koy signaler waaw ne la am nga ku dend ak yow yor na corona wala mi ak symptômes yi comme ça léegi dina mën a identifier daal ñi ko yor ak ñooñu donc mais nag pour mu mën a fonctionner il faut ñëpp appliquer am télécharger ko ndax bu fekkee man maa ko télécharger yow télécharger yow ko buñ dendee mënu la ko signaler mënu ma ko signaler mais ñoom ñaar dañuy communiquer bu dee yow am nga application man ma am ko Chine nag lu tax mu fonctionner fu yóbbu kaay à zéro dañ leen a obligé ñoom ñëpp ñu télécharger application boobu tur bi laay fàtte nuñ ko tuddee ci Europe moom Immuni la tudd bu Chine bi fàtte naa tur bi mais ñoom ñëpp dañ ko am donc am de ay salle opérative yoo xam ne cas bi fu mu amee dañ leen koy signaler ñoom ñooy dem récupérer nit kooku isolé ko yóbbu ko en quarantaine obligatoire waaw li ma leen di wax ci dictature boo xam mu ngi ci Chine mooy buñ la jëlee identifier la woo nañ sant que la gën a jege ñu ñëw jàppale yow ne la yow yor nga ko da ngay dem quarantaine da nga ciy dem par force ñi nga xam dañoo violer quarantaine ba dañ leen a jàpp tëj dóor ba ñuy bëgg a dee am na ci ñoo xam ne maa leen di wax loo xam dafa difficile à comprendre mais pour wax la ne réew boobu démocratie amu fa liñ bëgg da nga koy def par force peuple bi yabuñu leen sax bay nekk di discuter ci yenn yi am na ñoo xam dañ leen dañoo violer quarantaine bi ñu signalé jàppaat leen dañ leen yóbbu ba seen kër ay ndugg ak lépp lu ñu war a lekk ci jour yooyu ñu leen ràpp ci kër gi tëj ko si jile ko ci bunt bi ci ginnaaw tëj li ci biir kër gi comme niñ lay tëjee kaso rocci caabi ji noonu lañ def xam nga nu ma la ko mën a misaale mooy boo demee Enel boo fayul sa courant buñ koy dagg dañuy ñëw compteur bi am na benn genre fil de fer buñ ciy def bloqué ko kooku yow mënoo ko dagg ñoom rek ñoo mën boo fayee nga ñëw ñu dagg ko noonu lañ doon jàppe ñi doon violer li nga xam mooy quarantaine bi ñu tëj leen ci middle yooyu est-ce que xam nga voilà xaaral ma tëj kii téléphone voilà tëj leen ñu def quarantaine yi par force donc application yooyu ñoom ñoo gérer nit yi boo demee tey xwaa nag dëkk yooyu nit yi dañuy circuler génn dem ci boutique yi restaurant yi et tout respecter distance yi mesure barrière yi ak lépp ku ci am symptôme yi application moo koy signaler ñeneen ñi signaler ko central boobu yow affaire bi noonu la demee ci Chine ku ci bëgg tam mën nga vérifier lii ma la wax di nga xam ne noonu la Europe bii c'est difficile parce que ñu bare gëmuñu coronavirus beeg mooy yooyu ngay dégg Sénégal rek am ku mu dalul daal wala nga gis sa mbokk dee wala yooyu doo ko gëm quoi moo tax dañ leen di wax dañ télécharger application Immuni boobu mais ñu bare def man mi sans smart bi moo ngi si saa su may génn ab taal naa ko mais du jël lu bare parce que ñu ci bare télécharger wuñ ko donc dañuy doo mën a repérer ñi ko am ak ñi ko amul quoi voilà insisté nañ def nañ ci ay campagne du n'importe quoi ay def naa ay 2 millions de personnes xaw ma 3 millions ñoom ñoo ko télécharger sur des millions d'Européens waaw te dafa nekk application boo xam ne mën na fonctionner France Espagne Italie Belgique fu nekk mais bu ko ñëpp téléchargé wul du mën a fonctionner comme ni muy fonctionner en Chine loolu moom mooy leeral bi foofu lu tax cas yi ñu yóbbu leen à zéro amuñu tolérance zéro lañ ko def moo tax léegi coronavirus bi teggeeku ne leen en attendant ñoom ñuy am vaccin bi voilà donc ñu ñëw ci format bi nga xam mooy fi tey Youssou Ndour commencé woon ko ca koor ga ay polémique dégg ngeen ci mais heureusement fi li fay wax ji mooy nafeq yi toog fii xam nga nit ku ne am nga say noon am nga tout ce que tu veux lan mooy ñu ne ci koor ñuy musique dugg na fii génn dem di def ay direct booba Sénégal ñi ngi confiné ñëpp ñu ne lan moo tax ñu permettre ko musicien super étoile ñu dem di tëgg ci guddi gi te xamuñu ne émission boobu dañ ko doon enregistré ci heure yi nga xam ne heure yu normal la yu nit yi doon circuler avant 21h doon nañ ko enregistré ba pare dañuy bàyyi ba ndogu ba ci guddi ga comme noonu demee ñu jaarale ko mu jàll ngeen koy gis direct boobu fa doon nekk Youssou Ndour mooy toog këram daf ko voilà mais musique sound bi dañ koy enregistré mi ngi comme bi tey bii sax dañ koy enregistré mais moom li muy wax di interagir ak li nga xam mooy réseaux sociaux yi te loolu daañ ci ñëw ca fin ba mooy lu muy def mën nga ko def sa biir kër mën nga ko def fu la neex mais musiciens yi daawuñ nekk physiquement ay minuit ci kër Youssou Ndour di fa tëgg voilà loolu nag ba mu leeree ci lañ ne mu
ndeysaan muy nekk format boo xam ne dafa fonctionner sénégalais yi aimé ko bëgg ko like ko xam nga sonal ko ci mu dellu si waat ba mu ñëwaat defaat ci ñett yi nga xam ne si mooy yu mujj yi bu démb bi neen leen mooy bu mujj mais def naa sénégalais yi duñ ko bàyyi ci loolu dina ñëwaat sûrement moom sinon ñun duñ ko bàyyi parce que affaire bi neex na voilà sénégalais yi gis ngeen ko direct yi mu doon def noonu gis ngeen ko ci Facebook bi Instagram bi Twitter bi ñoom ñëpp foofa dem minimum 10 000 personnes ñu ngi ko doon seetaan en direct uute ak li nga xam ne moom la télévision Futurs Médias doon ko dawal ci àdduna bi voilà donc xam nga énorme succès la mu nekk benn forme aussi de une nouvelle forme de communiquer ak fans yi ak ñi ko fonk ci àdduna bëgg ko ci àdduna ñi nga xam ne corona bi taxoon na mënatuñoo am concert yi ay CICES ak ay grand théâtre ak ay Bercy fu nekk xam nga yooyu yëpp mënul woon nekk il fallait nag ñoom ñu créer loo xam ne daañ mën a jokkoo ak li nga xam ne si mooy seen public voilà moom nag xam nga lu muy def liggéey la cay jiital man lii mu nekk sama waay mooy di fan sama moo tax ma koy wax mais li may wax ku dul naa fekk ku xam Youssou Ndour xam ne ci liggéey nga ko xam te won na leen ko ci yii waaw lépp lu mu dugg gëm ko rek succès lay def kooku yàlla moo koy def ci doomu aadama nit def naa ne Youssou moom li ma ko wax keroog te naa ko yow yónnee ko message ne ko yow daal xam nga lu ñu lay ñaanal fan wu gudd waaw parce que sa waay ñay nga di ko ñaanal rëy kooku yàq say wax la ñaanal ko fan wu gudd rek xam ne réegi day ñëw kooku yónnee na ko keroog ndeysaan di ko remercier tamit ci nuyu bi ñu nuyu démb waaw parce que du ñëpp ñoo koy ama Youssou Ndour yëkkati téléphone am nga yónnee ko message mu lire sa message en direct ci téléphone am pas ci Instagram ne Facebook ne dara en direct kooku moo lay wax ne la yëg na la parce que ña koy bind ñëpp juróomi nit yam ciy cité ca téléphone am boobu bu ca boolee Khadim Gueye aw mu lenn loo xam ne si lu dul di ko remercier vraiment waaw di kontaan li nga xam ne si nag mooy njëriñu fi tey boobu mooy coronavirus bi côté boobu mooy côté su xaw a positif lu mu fa am parce que permettre na ñu gën a xam Youssou Ndour ci beneen côté Youssou Ndour mu ñëw qui se raconte xam nga ñoom dañ tàmm artistes yi yow da ngay ñëw nga dékk leen micro journaliste bi wala animateur bi laaj ko sa xalaat xam nga li fans yi bëgg a dégg nga ñëw représenter leen daal ñu may la ñaari question wala ñett nga laaj ko mu tontu ci loolu yam fa bii nag moom moo ñëw toog di raconter boppam du animateur bu ñëw di ko interviewer wala nga di ko introduire mais moom sax découvrir nañ Youssou Ndour animateur Mbaye Gueye Faye moom defe naa ne bu bàyyi woon musique moom defe naa ci animation télé ak yooyu am na ci déjà am na beneen job quoi du chômer kooku moom c'est sûr ndax gis ngeen ko ci grand show be ni mu ko gérer toog jàkkaarloog gaynde googu xam nga lu animateur doon def musicien cheikham kum yaroondool màggandool ne foo ne Youssou ne Mbaye ñoom mu toog di ko laaj loo xam ne ñoom xam nañ waaw xam nga loolu rek déjà c'était quelque chose de waaye du nice la woon voilà ñu ñëwaat fii Youssou toog di raconté wu di nettali gis ngeen lu ñu nettali semaine bee ci cosaan nan la cosaan juddoo donc xam nga yooyu du koon mën a def CICES wala Bercy wala fenn day ñëw rek animation bi ci salle bi la voilà ak ñi ko mën a seetaan mais nga toog di ñu nettali ay détails sax cosaan nan la juddoo nan la nga ko proposé woon kan moo ko proposé woon amul woon xaalis ba nan la def kan la contacté ba mu jàppale ko ci côté boobu ku mel ne Mbacke Dioum xam nga ñu jëndandoo ko liggéeyandoo ba cosaan googu yàlla def mu fay tëgg toujours ba yàgg mu dem Sahel di ko jox ku mel ne Thione Seck gars yi di fa dóor xam nga moom li gën a am solo aussi day partagé waaw ndax ginnaaw détail boobu pour wax la ne yaa ngi découvrir beneen Youssou Ndour yaa ngi xam ci Youssou Ndour loo xam moom moo décidé raconter la ko tey jii ñu bare xam nañ cosaan boobu par exemple nan la juddoo et toutes ces choses donc ak yeneen affaire yoo xam ne si dévoilé na ko boppam voilà doom yooyu xam nga ay wax na leen ko démb formation bi ñu am toutes ces choses là ay détails yoo xam ne du da nga koy dégg ci àll bi ci ndeyu mbill gi parce que wolof nee na nett li moom ci gémmiñu borom la daxe voilà découvrir nañ Youssou animateur en plus de l'artiste toog
di wax nit ñi toog di utiliser li nga xam ne si yàggoon na moom mu doon ko gént dem woyal na live TV ba mu koy woy booba nee naa la sat yi sax amagul woon xam nga loolu mu doon gént wax na leen ko gént googu tey yàlla nangul kooko ba moom foofu mu toog la mu doon gént mu def mu koy dund en live en direct waaw toog ca Sénégal toog ca académie boobu di wax ñu koy dégg ca Australie ca Amérique ca Europe Asie continent yépp di ko dégg waaw réseaux sociaux yi juddu dañ fi ci diggante bi yooyu yëpp ay ku am vision moom moo mun a xool yooyu di ko way ay 25 ans ci ginnaaw mbaa 30 ans ci ginnaaw tu vois loolu tey lépp c'est vérifié waaw loolu won na leen enseignement ba nit ki looy def gëm ko boo ko gëmee yàlla dala ci fekk parce que dañ ne yàlla bay sa toola tëdd rek naan damay tëdd yàlla baax na lu am yàlla dana ñëw il faut nga dimbali sa bopp pour yàlla mun la gën a dimbali donc loolu exemple la boo déggee maanaam référence la yooyu yëpp da koy def ba pare démontrer la ko waaw nekk nit koo xam ne wax ji bariwul waaye jëf ja bari waaw loo tax bi ko titine yow Sénégal ñàkk la am erreur la waaw réew mu amul Youssou Ndour am na erreur la dëkk boobu amuñu dara waaw ñëw na ci jeunes yi fan yee am na ñu ma doon laaj ñu dégg fi histoire entre Wally Seck ak Sidi Diop xam nga ñun ñuy toog di wax donc seen fans yi ñoom ku ci dégg dara dañuy woo mais grand affaire bi am na mais lu dégguñu nga wax ci nan nga ci xalaat Wally moo am dëgg wala Sidi moo am dëgg chose xam nga seen bagage yooyu quoi man waxuma ci woon mais démb ku am seetlu xam ne Youssou Ndour tontu na leen ndax lu loon loo xam ne journaliste war na mën a ñëw ci Youssou Ndour di ko laaj yu mel noonu non mais xam nga yenn action yi réponse la Youssou Ndour qu'est-ce qu'il a fait démb dafa invité Omar Pène xam nga Omar Pène Youssou Ndour Thione Seck ce fut des temps yéen yépp ku ne dégg nga ko waaw rivalité bi fa amoon fans yi fii kii ay fansam faayet de gauche à droite mais mosu leen dégg ñu ne la Youssou Ndour ay gaayam wala Youssou dem na taal ay bombe lacrymogène ci show Omar Pène wala show Thione Seck wala affaire yooyu et vous avez entendu n'importe quoi xam nga mais rivalité bu sincère bu correct boo xam ne si c'est normal te rivalité boobu dañ ciy jàng parce que Omar Pène dana créativité am dana gën a yokku Youssou bosam gën a yokku parce que fans yi dañuy xeex d'une côté yow nga xeex de l'autre sa fans buñ sañoon album bi Youssou Ndour génnee na ko ok sama gaayen moo ko yor Omar Pène dana def la même chose créer beneen album ci année boobu mu génn ay fansam ñëw kii dooraat beneen album donc ñu ngi leen di kontaanal mais rivalité boobu moo tax ñoom ñu gën a sawar ci liggéey boobu di gën a créer mais defuñu ko pour yàqal kii wala yàqal kee ndax nit ki loo amul concurrence rek doo ca sawar dëgg ndax boo defee lii ba ñëpp di apprécier kii ñëw def lu gën a garaaw loolu yow sa xalaat rek mooy nan laa ko rombe rivalité boobu mooy am donc Youssou ak Omar Pène tontu nañ Wally Seck tontu nañ Sidi Diop xamal leen ne mën ngeen a nekk ay adversaires mais pas des ennemis te ñaar ñii bu ñu leen ko waxee Thione Seck y compris nga war a xam ne lu dëggu la parce que 40 ans de carrière ci musique di fonctionner toujours ñu lay déglu di la dégg foo woote ñu wuy si la kooku def naa sérieuxté ak liggéey bu muy bëgg moom moo mën a may loolu doomu adama voilà donc xale yi buñ muusee nañ jànge ci loolu Youssou Ndour mi ba muy commencé daw jóge fii dem ay Gambie moom Mbaye Gueye Faye mi yoruñu woon dara seen première soirée bu ma juumul def naa 2000 francs lañ leen fa fay kenn ku ne am 1000 francs gëmewuñ ko sax ñoom ñoo ko nettali boy l'histoire démontré na ko kooku ñooñu dañoo galérer sonn pas par pas yàkkamtiwuñ dara 2 jeunes sénégalais ñu dem loolu def naa Thione def na ko Omar Pène def na ko ay Baba Maal def nañ ko ay Ismaël Lo def nañ ko ba àgg nag jël Sénégal jël Afrique dem bañ xam leen ci àdduna bi ba tey ñu doon lii ñu doon représente li ñu doon ñooñu bu ñu yàkkamti woon
Youssou Ndour mi ku ko waxoon ba muy dem Gambie moom Mbaye Gueye Faye moom empire bii nga yor tey di nga ko yor lan moo la ko may détermination ak nangoo liggéey gëm liggéey taw du ci ay wax daf ko jëf nit ñi gis donc Youssou gàcce nga laa ma jàngal na xale yi bees yi parce que les jeunes là ñoom dañoo yeewu rek fekk créel nañ leen Cissas créel nañ leen Grand Théâtre créel nañ leen lépp li seen baay yi def ñoom jaaruñu fa jaaruñu ci coono xamuñu ñàkk xamuñu tous dañoo ñëw fekk ñu préparer leen terrain ba pare waaw yéeguñu ay montagne dañoo ñëw fekk tali bu ne tay ñu jaar léegi booy bu ci tëb 2 minutes yaa nga feesal Grand Théâtre dem nga Cissas feetal nga ko ñii dem Bercy ñii dem yeneen salle yu mag tu vois boobu bu ñu la waxee seen jaar-jaar fan la mënuñoo raconter ils n'ont rien à raconter amuñu ko mais ku mel ne Youssou mi ay Omar Pène ay Thione Seck ay Ismaël Lo ay Baaba Maal am nañ parcours am nañ lu ñuy nett loo xam ne nit mën na ci jàng xale yi nag buñ muusee ci yoon boobu la ñuy jaar parce que tey lépp daf leen a yomb waaw ku ci tëgg ñaari morceau 4x4 yaa ngi nii étage bi immeuble bi dugg na fii génn xaalis yi pasar di séddale fu nekk xam nga ne kooku jaarul ci 1000 francs wala 2000 francs yu ñu koy fay ci soirée waaw nangoo dem di tëgg ci ay local yu ndaw ak ay restaurant du n'importe quoi xam nga pour rek réussir mais lañ gëmoon tey yàlla won na leen ci résultat buñ leen tegal fii donc jàng leen ci loolu gars yi ma doon wax naa wax ci waaleeg Sidi Diop lii mooy réponse bi Youssou jox na leen ko te tey jii après 40 et passe années moo ngi noonu toog Omar Pène toog ci wetam te noonu la koy defee ak ay Thione Seck di ko defee ak ay Ismaël Lo et tout dégg ngeen Ismaël Lo lu mu la ci wax yaayam ci boppam moo ko bind pour mu nuyul ko Ismaël Lo mais di ab taawam bu muy bëgg a way taaw xam nga ne kooku yàgg na rivalité yàgg na fa am mais lu ci lu wér lañ ko teg pas ci ay noonante pas ci ay sànnente ay lacrymogène pas ci dem di yabal ay nit ñuy saboter soirée kee wala soirée kii marché bi yaatu na boo amee talent gëm ko di liggéey comme noonu mu ko waxee kenn ku nekk la war di jaw da nga am te sant leen yàlla ay siideeg ay waali ak ay seeni morom dañoo yeewu fekk ñu defaral leen lépp góor nag na ngeen ko def parce que ay phénomène ngeen yoo xam ne dañuy jaar di jàll bu leen fi buggee toog 40 ans wala paas jàng leen ci Youssou mi jàng leen ci Thione Seck jàng leen ci Omar Pène jàng leen ci Ismaël Lo jàng leen ci Baaba Maal ak ces artistes là loolu war nañ ko mun a xam beneen message bi mooy Youssou wayal nañ ko ci ileer bi boo leen ko déggee waxul ak sax jeunesse bu Sénégal kese mais bu Afrique waaw liggéey leen gëm liggéey bi gëm job boo koy def loo bëgg danga ko am kooku ma ngay wax xale yi jóge ci di jël gaal yi actuellement di rey seen bopp te joxuñu leen message bi leen war a jox dañ leen war a jox message comme bii leen Youssou Ndour jox dem ne leen suuf si nu mu ko waxeeti suuf si nangu na leen wax voilà donc bu leen xeeb dara wax na leen ko tey jii xale yi dañoo bëgg réussir comme ni ma leen ko waxee sànq rek ñee dañuy yeewu galéré wuñ defuñu dara ñu xëy yóbbu leen Cissas Grand Théâtre ñu daal di commencé am xaalis étage 4x4 da ngeen bëgg lu yomb te gaaw loolu mënta nekk waaw bu leen xeeb dara man temps yii wax naa leen sama benn vidéo loo xam doo ko dégg ci plateau yi coow lu muy bari gouvernement bi deful lii Macky Sall deful lii moo tax xale yi jël gaal kenn mënu leen ko tere non loolu du message bi nga war a jox xale bi parce qu'il vient ici il ne fout rien ici. am na ñoo xam dañoo bàyyi seen liggéey boo xam ñu ngi doon am seen i 200 300 mille ñëw fii duñ am sax 50 000 par weer Europe melatul na meloon bu jëkk sa réew mën nga fa créer suuf sos ñu lay wax ma nga fa yàmbalang mais xale boo ci ne bayal mu bañ waaw te li ma ñu bare li ñuy bañ a dégg bu ñëwee fii ay tamaate gi soble la ñuy dagg mu neex leen mu naqari leen waaw bàyyi woon fa seen métier nag waaw ñëw fii ñàkk pexe tax ngay def loo xam ne bëggoo ko woon def. Sénégal nee naa leen sama vidéo yi pour le Guinéen ya Malien ya Nigérien ya ña ngay ñëw au lieu ñu ñëw Europe ñoom Sénégal la ñuy dem di fa émigré ñooy def tàng na ya ñooy def dibiteri yi ñoom ñooy jaay koko yi jaay ay banaana ay fruits yéen xeeb ngeen loolu mi ngi mel ne italien yi ne fi dëkk nga bëgg leen bayloo tool yi dagg ay tamaate ak yooyu wala dem di xool màggat yi mbindaanu duñ ko nangu def. yéen jaayu leen koko nangu leen a def ay dibi nangu leen a def ay liggéey yu sew siwaan yooyu xam nga yoo xam mën nga ci am sa benn 3000 4000 5000 par jour dañ koo xeeb moo tax Youssou ne leen bu leen xeeb dara
kooku mooy loo yàgg te gëm ko yàlla fekk la ca voilà message bi war a jàll da ngeen war a jël gouvernement ngeen teg ko fee gouvernement am na part de responsabilité mais tamit peuple bi ak famille yi am nañ seen part de responsabilité ci xale yi ak média yi waaw bu leen ñëw di véhiculer rek ay affaire politique yooyu ngeen dugal ko ci xale bi boo ko ne yow bon gannaaw jox ñu la liggéey tey rek bu subaa mënu la tere nga dem ci gaal gi non gëmloo ko ne tool bee bu demee mën na ko bay mën na ci am lu mu doon mën a am Europe mën na fi am loo xam ne sax ñu nekk Europe amuñu ko parce que je le répète am na ñoo xam musuñu xam fu aéroport ba féete te tey jii boo demoon yóbbu sa 10 000 20 000 euros ci néeg bi la ñuy dugg wecc la ko kooku dëgg la ngeen xam ko te ña ngi ci Sénégal boobu voilà donc nañ fexe xale yi avant tout leen xamal nañ toog nañ gëm seen bopp lu leen état defal état mënul ñëw di jox liggéey kenn par kenn état bi lu mu leen di accompagner ñu exploiter loolu gëm loolu foofu la Youssou di wax ak ñoom di ko wax ak jeunesse africaine bi yëpp voilà donc fi tey bi am na importance ndax yooyu message yi mu ci véhiculer waaye boobu boo xool daf ko sax modifier pour rek mun ci lancer message boobu loolu mooy devoir artiste di la wax ci actualité di lay yee sans pour autant ñu di ko laaj benn message bëgg di wax li nit ñi bëgg dégg kese waaw fi mu nekk nii li nekk en mode mooy Macky Sall liggéeyul deful dara moo tax xale yi pauvre moo tax xale yi liggéeyul nangam dugg na fi génn loolu dafa yomb waaw kooku yaa ngi ñàkk loo jom xale bi yaa ngi koy doog tëddal fee bu fi yëngut fekk état bi joxuñu la liggéey sinon demal nga jël gaal gi booy dee nga dee ca àll bi te bu dee xaru la nga weddi ko koo xam ne brique moo la dàq fay gaayam nga dem dugg ci gaal yi mool ba cay rëcc dafa mën a fay te am na distance boo xam ne àggu fa am na distance yoo xam mool sax mënu ko fay yow mi nga xam ne brique la dàq fay boo ca duggee xam nga ne da ngay dee kooku nag yaa ngi dem di dajeeg sa dee benn chance nga am sur 1000 wala 1 million pour mën a rëcc yow donc kooku du xaru loolu weddi yàlla mun na weesu lool te boo ñëwee li nga doon daw risque yooyu yëpp nga ñëw ba fii di liggéey yoo xam yow bu doon Sénégal dañ la ko proposé nga saaga ko la ko proposé il faut que tam ñu leen di wax yooyu waaw télévision Sénégal yi di ñëw fii di documenter li nga xam ne moom lay sénégalais yi dund fii africains yi di ko dund pas di leen won ku am 4x4 be ku am étage be kese jël ñooñu def leen référence te xamoo ñooñu ñu ko amee ñu ci bari jaaykatu drogue lañ fii waaw buñ defee ñëw tabax étage ba buñ ñëwee daañ tëdd fukki at ci kaso bi laa la wax doogu ñëwaat Sénégal googu boo ñëwee nag kenn du wax dara Sénégal moom li ñu gëm xoolal moo tabaxalee nu mu ko amee sama yoon nekku ci waaw defal ne moom bu la yàlla sàkkul ngay def lu bon nag doo ñëw fii di jaay drogue pour wut ab étage wala 4x4 nit ñi leen wax dëgg waaw boo ñëwee fi ñu la jox salaire normal kese boo ci dindee say dépenses yi fii ak vie bi ni mu chéré yónnee ci Sénégal dara du la dese bala ngay am 4x4 ak étage da nga ñàq lu dul jeex waaw nit ñëw def 2 ans ñëw tabaxal la ko war nga xal ko fu mu ko amee bu la yóbbu màkk laajal xaalis boobu nan la ko amee ndax lew na pour nga dem ci màkk wala déet parents yi nañuy xool loolu voilà Youssou lancé na leen message bu demee noonu voilà ñu jógee foofu war fi tëj rapidement mi ngi gudd muy réseaux sociaux yi moom la mujjee moom la tëjee foofu tam gis nga vision wu artiste bi gis nga réseaux sociaux yi utiliser na ko démb wan leen maa leen dàq utiliser réseaux sociaux yi toog na communiquer na ak WhatsApp Instagram Twitter ak réseau yëpp jël télé bi sax teg ko fee télé bi mi ngi transmettre mais moom il était en train d'utiliser les réseaux sociaux ni ñu ko war a utiliser message yu am yu positif di jàll jàngal gone yi yee mag ñi xam nga yooyu yëpp jàll na ci réseaux sociaux yi li muy woy ci réseaux sociaux mooy li am fii saagantey ndey waxante lu ñaaw golo gu ci am sa connexion amoo loo koy utiliser da nga gis ñu toog fii di live 3 heures de temps waxi dof rek la ñuy wax diw mee posté naa ko dinaa ko posté yabal ay nit yónnee ma photo yaayam photo baayam ñëw fii di ko teg di yàq daram di saaga nday jàmbur bàyyi jàmbur yoo xam ne defuñu la dara voilà Youssou mi jaar na fi ay baadoolo yu mel ne ay Ousmane Tounkara ay vaurien yoo xam ne tekkiwuñ dara amuluñ seen bopp njariñ amuluñ njariñ Sénégal ne ca Amérique loué ay oto duju di saaga ay Youssou Ndour rek saaga ay Khadim Gueye ku ne ñu saaga la pour lan la ci Sénégal di jariñ waaw ban njariñ la am pour le Sénégal bala maa dee ñu naan non Macky Sall moo fay ay Bill Gates xaw ma nangam pour ñu wàññi sama ay vues la ñuy dund quoi voilà
yow daal nooy amee ay vues boo ñëwee di yàq deru jàmbur di fenal nit di sosal nit koo xam xamoo dara ci moom di saaga ndayam di jël ay doomam ay jabaram ay maamam ay baayam di leen poster fii def ci ay goloog yu kenn xamul loolu lañuy wuti ay vues ñu ne fa di leen xoolal ñaata vues laa am bi ma saagaan ndeyu diw dugg na fi génn baayam duñu yew suba ngoon jéemu ñoo avancé jéemu ñoo am réalisé wu dara yoruñu ko Sénégal ils n'ont rien foutu pour le Sénégal taxaw naan Sénégal laay xeexal waaye xeex bi ña ngay saagante ndey seen biir tey waaw diw liveal na ma ñëw 2 heures 3 heures de temps toog fii di ko xas yaa ñaaw yaa mel nii yaa lii fecc fii dugg yëfu golo yoo xam ne si looloo tax sa waay tegal leen réseaux sociaux mais da ngay jàng ci loolu lan la def wan na la seen vie yooyu da ko teg benn bu ci nekk en temps réel boo demee da nga fekk plus de 10 000 personnes en direct ñuy seetaan show Youssou Ndour boobu di déglu message yam toog di ko wax di interagir ak yéen li nga xam ne si show yi duñ ko woon mën a def looloo tax man la am na benn côté positif boo xam ne coronavirus bi ënd na ko Youssou mën a toog di la tudd yow bi di ko seetaan ci Instagram bi di ko seetaan ci Twitter bi di ko seetaan ci Facebook bi en temps réel di ànd ak yéen ci monde virtuel boobu vous êtes réel mais virtuel la da ngeen war a jël réseaux sociaux di ko utiliser ci lu am njariñ di wax lu am njariñ bu la 1000 personnes seetaanoon benn nit ci yooyu dafa am lu mu war a jariñoo ci sa live boobu waaw waaye 3 heures de temps nga dëju ko wàcc sa occupation yépp di yàq deru nit wala di saaga beneen liver da ko liveal mooma liveal dama koy tontu xaalis bi yónnee na ma ko bee yónnee wu ma ko kii def na lii kay trahir nga ma dugg na fi génn ban njariñ ngeen amul sénégalais yi wax leen ko voilà donc Youssou wayal na leen réseaux sociaux mais wan na leen nan la ñuy utiliser réseaux sociaux aussi kooku beneen côté la boo xam ne fii tey jàngal nañu ko j'espère que affaire bi bañ a yem fii ni ma koy waxee rek Titi wax na ko démb Youssou ñàkk laa am erreur la ca Sénégal voilà fii tey bi j'espère que mu bañ fi yem wala ngeen taxawal benn format boo xam ne si dana taxaw parce que académie boobu di ngeen ko liggéey ak nu mu naawee sa structure bi ànd ak jamono accompagner li nga xam mooy corona bi ba keroog mu fiy jógee complètement ngeen di delluwaat ca la ngeen nekkoon te def naa bis bu leen ca delloo sax lii am na lu ngeen ci jànge ba seen show yooyu sax da ngeen ko changer mun di échanger ak ñi nekk réellement ci réseau yi sax ngeen di jàppale di leen jàngal nan lañ ko war a utiliser bañ ko def yu fu golo yi ñuy def waaw defe na daal ku ci am 10 000 personnes yu lay seetaan ngay saaga ndey yow yaa rey bukk bi yow acteur nga star nga doo leen dara doo leen tus xool leen lu jaadu ngeen di ko def bu leen 10 personnes di seetaan sax 10 personnes yooyu nañ am lenn loo xam ne jëlee nañ ko ci seen live boobu mu am njariñ sinon xoolaat leen seen bopp ngeen toog ci seet yi waaw xam ngeen yéen ñëpp lu ma leen di wax waaw ñàkk fayda dara lu am fulla loo leen ko wax dara tous waaw dara leen wax lu jëriñ Sénégalais yi donc Youssou académie bi moom gis nga noonu nga ko defee gars yi def boo fa nekkul it na fa ñeen ñëw ngeen di dóoral rek xam nga te tamit création boobu réseau yi toog ngay jàkkaarloog ñoom innovation la boo xam ne si jàngal nga àdduna lu bare j'espère que ñu bare mun ko copier ci yow mun a gën a jëriñ sénégalais yi xam nga dañuy wax xale yu dëgg ni ngeen koy waxee voilà mu ngi noonu pas di leen jël rek chargé lépp ci état bi bu état deful daal nekkal yaafus nga toog dafa naa Youssou won na leen ko ay doomam ak ay frère am kenn ku ci nekk taxawu na la ba tey ji yaa nga taxaw di jariñ Sénégal waaw di créer emploi ndax moom mii ñaata emploi la créer bu ñu amoon 1000 Youssou Ndour ca Sénégal googu leneen la waaye golo yi de fii lu dul yàq ay der ñoo xam ne amuluñ seen bopp njariñ amuluñ ko seen wayjur amuluñ ko Sénégal ne rien xoolaat leen seen bopp suma gars yi kon nag foofu la ñuy yam di nuyu ñoom ñëpp waa Super Étoile vraiment di leen remercier Mbaye di la nuyu Assad Thiam Jimmy nuyu naa la Ibou Cissé maa ngi lay nuyu Moustapha Faye maa ngi lay nuyu Abdoulaye Lo yéen ñëpp Pape Omar yéen ñëpp nuyu naa leen di leen remercier xam ne bëggal ngeen Sénégalais yi buñ leen gëj a gis nag bu dul ca Cissé na nekk fii rek xam ngeen nu ngeen koy defee académie bi am ngeen ko exploité leen ko ni ngeen koy defee di leen jàngal Sénégalais yi di nuyu ki nga xam ne si nag mooy sama frère nga xam ne fu Youssou dem ci Europe maak moom ñooy ànd muy As Ndiaye As dégg ngeen Youssou koy nuyu dem tamit vraiment fu ñu dem rek maak As dem nañ fekk leen fa tout récemment bu mujj bi rek Belgique lañ dem fekk leen fa donc gars yi xam ngeen ne ñun ay fans lañ mais fans dëggantaan
pas ay bla bla waaw luñ bëgg Youssou nag mooy li muy représenté nekk référence waaw au lieu ngeen di ko jéem a indi li bañ ak bañ di yàq der nit ki am na ñoo xam kenn mënut a yàq seeni der parce que ñeneen ñoo leen di tontu du moom waaw pat lay def bojo bojo ngeen wayal na leen ko bañ nañ ko bi bojo bojo yi ndax léegi ñoom bu ñuy live dañuy teg bojo bojo quoi di wax ñeneen ñi bojo bojo kooku Youssou Ndour leen ko jàngal Youssou Ndour leen ko jox kon nag kooku bu ngeen koy laal bant bu gudd ngeen ko war a touché as nuyu naa la di nuyu Khoudia Gueye Khoudia Youssou dama lay tegal loo xam yaa fi doon wax cosaan de dama bëgg nga dégg Khoudia dem message bu mu yónnee quoi dafa tëdd munu ko mu envoyé ma message bi. may nuyu ay waay xaaj maa sonn ci Youssou Ndour nekk fansam numéro 1 lu mu tëgg ma dem ca cosaan ju yàgg ja laa lay wax de damaa mas a am benn soirée Youssou Ndour bu mu doon tëgg cosaan ndeysaan ma bëgg a baale Xaadim aw ma dërëm ma bëgg a jënd tikki aw ma am sama benn lam kese bu xaas dem jaayi ko Ceerno dem baali ci Youssou Ndour fu ma xoolee sama lam loxo bi rek loxo bi ne kucc du ma am dara man Youssou Ndour moo ma jaral solo dem fu mu tëgg nag laa la wax Youssou Ndour rek ma ko jaral. alors Youssou mi ngi noonu kooku mooy Khoudia moom yoral nga ko billet moom voilà gis nga ni mu doon sonné dem ba benn lam ba mu yoroon ndeysaan mu jaay ko message bi dafa ma touché booy ko bu subaa dinaa defal spécial bi dinaa ko teg Youssou Ndour dina ko dégg incha allah kon nag gars yi di leen nuyu di leen jox dox daje ci yeneen programme li ñu koy defee noonu di leen wax Khadim Gueye TV la tudd bindu ci boo ko defagul woon activer cloche bi àndal ak yar ak ay teggin waaw te yéen ci réseaux sociaux yi di leen wax lu jëriñ Sénégalais yi bàyyi leen si ñëfu golo yi ngeen def live ban tey amul benn jëriñ waxal leen Sénégalais yi ñoom ngeen di xeexal loolu yéen seen xeexi interne ngeen yor loolu du xeexal Sénégal peace and love guys in the world respecté leen ko kii nag buñ ko fàtte naagu baaxul jërë ngeen jëf